jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci àjjuma ji li gën a fees ci bopp xibaar yi coowal vaccin yi nga xam ni waa Angleterre ak waa Suède ñoo ko def am na coow ndax nag ci Europe am na ñu ko jot a dakkal ni dafa am ay njeexital ci ñu ko njaq ci seen wàllu deret fii ci biir Sénégal programme bi nga xam ne PEV ki jiite di coordonnateur bi docteur Ousseynou Badiane ni tollooguñu fu ñuy waxee ndax ñaq boobee dinañu ko dakkalam déet ci wàllu mbas mi ndax nag saytu woon nañu ko ba mu doy leen dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi waaye tamit keneen joxe na ci xalaatam muy directeur suma assistance moom docteur Babacar Niang ne kenn mënut a forcer benn doomu Sénégal ngir nga jël vaccin ku ne sañ ngaa tànn ba nga bëgg ci biir réew mi dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo lu jëm ci ñi faatu ci jàppante yaamoon ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr tey jii la ñu leen defal ab deuil national ñu ko sumb di waa M2B yëkkati seen i kàddu M2D yëkkati seen i kàddu ne nag dañuy ñaanal ñooñu la yàlla xaar leen àjjana waaye nag fexe ba Sénégal mbirum yoon di fi jaar ak yelleef doomi aadama ñu bañ caa salfaañe kenn tey ci ajuma ji la ñu jàpp seenu bis jot nañoo ñaan ci guddig alxamis gi dañ ci teg bitim réew ñëw ci tàggat yaram Cheikh Tidiane ko bis laa ci àndal Cheikh Tidiane nuyu naa la. Kumba Diop kan na nga def. buñ ca yeggee loo fas yéenee faram-fàccee. waaw tey jii xam nga tey mooy bésu footballu africain tey jii lay am njiit bu bees am na ko sax ba pare moom mooy sud africain bi di ki nga xam ne Patrice Motsepe moo wutu ki nga xam ne. moom mooy kii di Ahmad Malgache boobule dinañ ci ñëw buñ ci jugee public yi delluwaat ci stade yi nekk na loo xam ne bu 19 mars passé rek dinañ ko door ministre bi moo joxe xibaar boobule ñu dem tamit ci li nga xam ne moom mooy championnat football Ligue 1 Ligue 2 ak li nga xam ne mooy basket jongante yii di am ci wàllu jigéen ñi ak góor yi kon nag bu ci kanamee rek ñu gën ko yaatal. jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis boo ca noppee benn ponk mooy des ci xibaar yi yéenekaay yi Omar Bun Xatab Gueye lañ ci àndal buñ ca yeggee ci kanam tuuti ñu faram fàcce xibaar yi ci la voix des sans voix. dal leen ak jàmm ci xibaar yi vaccin boobu ñi di waa Angleterre ak waa Suède di ko defar baax naam baaxul laaj bu bari yu amagul tontu ndax juróom-ñaari réew ca tugal ñoom jot nañu ko dakkal gannaaw ba ñu ko jëfandikoo seet ni yenn ci askan wa am nañ jafe-jafe ci seen wàllu deret ci seen biir yaram moo tax ñu daal di koy dakkal fii ci Sénégal am nañ ci vaccin yooyu jot naa ñëw ba mu ngi ci biir réew mi tàmbale nañ cee ñàkku sax ki ñu dénk wàllu programme vaccination moom docteur Badiane daa jëkkati ay kàddu ni Sénégal li ñu jënd baax na tollooguñu fu ñuy xoolee ndax ñaq yooyee dañu koy dakkalam déet reportage yu Fatou Bintou Diouf ci lay leere. Efficacité, effets secondaires, conséquences, le vaccin britannique accumule doutes et déconvenus depuis son apparition. ñuy jégalu ci français boobu ñëw rax ci wolof yi kon Fatou Bintou Diouf ci vaccin bi nga xam ni jot nañu ko dakkal ca juróom-ñaari réew yu nekkee ca tugal seet ni ñu ko ñaq am nañu jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram ci deret ñuy xool ndax moom laam déet tax ñu dakkal ko Sénégal am na ci ab loowam ba toll na ci fanweeri junni ak ñaar fukk ak ñeent yoo xam ni war nañu ko ñaq doomu aadama yi ki ñu dénk wàllu vaccin yi di docteur Badiane ñu tollooguñu fu ñuy sànnee ñaq yooyee ndax amuñu leen luñ ci laam-laamee ci jamono ci tàmbali nañu ko te ñu ngi koy ñàkk képp koo xam ni teel na la ñu teewlu reportage Fatou Bintou Diouf Fatou Bintou Diouf ñu may wax begg ndeegul kon dinañ ci ñëwaat yeneen jotaay ñu des ci wàllu ñàkk yooyee ndax keneen ku ci àddu muy docteur Ousseynou Badiane gannaaw ba mu àddoo ak Pierre-Edouard Faye ci waa SAMU suma assistance docteur Babacar Niang moom it jokkoon ak Pierre-Edouard Faye ni Sénégal kenn mënta wañ loxo kenn di ko ñaq bu mu bëggul kon nag mbir mi dinañ ko gën a saytuwaat naam sax réew yu bari jot nañoo dakkal ñaq yooyee ñu teewlu ko moom docteur Niang ak Pierre-Edouard Faye.
Sénégalais yi moom comme moom am na pouvoir de décision sur son administration mais Sénégalais bu nekk yaa am pouvoir ci sa yaram nag liñ nga ciy dugal il faut nga am information yu doy pour nga mën a xam ne médicament kii bii mën nañ ko def léegi nag situation bi ñu toll ba ñu affaire bi xarañ nekk en urgence nit ñi dee ci corona bi bon foofu am na benn choix bu ñu mën a def entre jël ay risques ak mu dimbali la nga mucc ci feebar bi kooku benn réflexion bu rëy la boo xam ne ñëpp a ngi koy def la preuve defe naa au Sénégal tamit président nee na bu ngeen bëggulee vaccin bi may ko feneen kooku wane na am na ñu bari ñoo xam ne d'accord aguñu ci médicament pour dugal ko seen yaram mooy réflexion bi ma lay wax donc PEV bi moom en temps niveau administratif na décide day continuer mais ñi mu gis ñuy vacciner est-ce que bari nañu parce que ñoo ñu ngi poser question information bi génn léegi affaire du question circulation question coagulation la sa deret bi daw ci yow mooy changer ni muy woyee wala ni muy dawee kooku encore moo gën a grave affaire circulation problème coagulation lañ koy wax voilà kooku nag corona bi sax doon na ko andi bu vaccin bi ko war a dindi ñëw di andiwaat même feebar bi kooku doy na waar feebar bi ni ma la ko waxee ni ñu ko defaree yàgg naa posé wu question ci vaccin bi ba moo xoon ne man du ma vacciné wu bon après nag am na ñu ma tontu ci ni ñu defaree vaccin bi ñu naan nañu comme progrès wu science bi may na nit ñi léegi doon na def 5 ans ñu di ko def en 6 mois parce que au microscope yi dañu changé day dem ba sori ci ADN bi xam lu bari ci kii bi fabrication bi tamit léegi industrialisation bi dafa xarañ ba am na loo xam ne mën nañu ko defar lu ñu daan defar ci ñaari weer mën nañu ko defar ci ñaari jours li mënul changé moom ba abadan mooy li ñuy dugal sa yaram nii sa yaram di ko recevoir ak ni muy réagir ci produit bi dugal sa yaram kooku moom defe naa mënuñu ko gàttal ku ko nangul ñu def ko sa yaram demal nga def ku ko nanguwul xaaral tuuti ba ñu toog 1 an 2 ans ñu xam effet wu médicament ci nit ñi ñu soog a xam mën a gën a garantir vaccin bi. kooku di docteur Babacar Niang jiite suma assistant doon wax nag ci wàllu vaccin boobu ne kenn ku ci ne doomu Sénégal war ngaa mën a taamu sa bopp vaccin ba nga bëgg déet am waaye nguur gi mënuñoo wañ loxo kenn ndax ñoo yor wàllu paj mi ci wax boobu la ñuy des sax ndax ki nga xam ni mooy jiite programme élargi de vaccination muy docteur Ousseynou Badiane moom nee na li ñu fi indi jot na baax ba ñu ngi koy ñaq sénégalais yi ndax nag saytu nañu ko ba dara luñ ci laam-laamee amagu ci ñu teewlu ko ak Pierre-Edouard Faye la cokkoon. non vaccin bi day continuer parce que li xew Europe aussi lu normal la c'est-à-dire que booy vacciner lu mat 7 millions de personnes nga gis ci lu matul ñaar fukk juróom yoo xam ne nee nañ dañoo am lu feeñ ci ñoom bon xamuñu ndax vaccin bi la xamuñu ndax du moom donc ñu ne am dëkk yoo xam ne ñoom pour le moment dañuy taxaw le temps que ñu koy seetlu bu baax mais agence de médicament bi nga xam ne mooy bu Union européenne bi nga xam ne mooy signalé phénomène yooyu sax moom li mu wax mooy ne loolu warul tax ñu arrêté vaccination donc loolu lu normal la donc mooy wane ne dafa war a dalal xel nit ñi que lépp loo xam ne mi ngi jëm ci vaccin yi nit ñi ngi koy surveillance de près maanaam lépp liñ koy am ñu ngi koy xool di ko saytu ba nga xam ne ni lépp lu ci lore bu ci amee dañ ko gaaw a xam donc loolu la donc sooy seetlu aussi du lu bees gis nañ ko ci vaccin yu bari mu amoon mais bu ñu demee ba ci biir dañ xam ne loolu amul benn relation ak vaccin bi ñu ko ne vaccination bi ndax booy xool am na si même Pfizer bi vaccin Pfizer bi ñu ko commencé am na dëkk yooyu surtout ay Suède ak yooyu ñoo xam ne dañoo wax sax am na ñoo xam ne biñ jëlee vaccin bi dafa am ñu bari ñu ci faat ba taxoon ñu xaw ko arrêté mais biñ demee ba xool gis nañ ne faatu yooyu amul woon dara lu mu jotee ak vaccin bi donc ñu continuer di vacciner donc vaccination bi day continuer dañu xam ne tamit Australie comme ni ma ko waxee vaccin yi gën a wóor la yi gën a efficace ci vaccin yi am. tey ci àjjuma ji bisu dëcc la ñu ko def muy deuil national bu ñu sukkandikoo ci mouvement bi nga xam ne mbootaay yu bari féete ci société civile bi ak way politique yi ñu gën koo xam ci M2D ñoo daal di fësal ci àjjuma ji ñu teewlu ci Ndeye Fatou Diop Blondé kenn la ca kuréel ya jot na cee ñëw ñu teewlu ko ak suñu naataango Pierre-Edouard Faye. faatu ci xeex bi xeexu Sénégal bu jëm kanam di leen ñaanal yàlla yóbbu leen xaare leen àjjana yi gën a kawe tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi ci hôpitaux yi tëdd feebar ak ñi nekk ci seen kër jële ci ay gaañu am na ci sax ñu ci am ay laabu yàlla defar leen ba ñu am wérgu yaram am taw féex ba mën a dellu si waat ci seeni activité di ñaan tamit li ñuy xeex yàlla indi ci jàppale ñu ci ba ñu am bunt bu ñuy génn boo xam ne askanu Sénégal moom moo ci am ndam maanaam suñu démocratie ak suñu dëkk di doxee na mu war a doxe loolu moo tax ñu ne tey jii dañ koy jagleel ñooñu ñëpp faatu ci boobu xeex ñu doon xeexal askan wi ñu koy def nag ci bépp bérébu julli bu ñu mën a jullee ci Sénégal yëpp ba mu daj su ko defee ku ci nekk ñaanal ñooñu rek loolu lañ prévoir comme activité ak i tamit sol lu weex ci buñ ko mënee mais li ëpp solo bàyyi xel ne li fi xew lu rëy la et que am na ñu ci faatu te Sénégal lañ doon xeexal ba loolu fekk si leen ci ñun ñëpp
ñu ànd ak seeni famille bokk tiis bi di ñaanal seen yàlla xare leen àjjana. ca Ziguinchor université Assane Seck ci bisu dëj boobu bokk nañu ko ak waa Sénégal ndax diwaanu Casamance am na ñu bari ci lim bi faatu fa la ñu dëkk moo taxit ñu ne kenn du leen ci jiitu ñu teewlu fa Amadou Khalil Diémé te bëgg nañu ñu ubbi ci ab enquête ba ku def ñaawteef ñu mën a feeñ ci doomi aadama yi ñu faat. peuple souverain mel ni dañu bëgg a désavouer kooku di Macky Sall décrété si àjjuma bi 12 mars journée de deuil national bi nga xam dañ ko déjee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan si manifestation yi amoon si université Assane Seck de Ziguinchor démb si guddi étudiants yi dañoo organiser ay jàng pour ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a àdduna si manifestation yooyu li Abdou Ba moom bokk na si front pour la défense de la patrie section bu université Assane Seck de Ziguinchor. bi population sénégalaise choisir décrété ajjuma bii ni journée de deuil national pour fàttaliku suñu mbokk suñu xarit suñu àndandoo yooyu nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci front bi ici fii ci université Assane Seck de Ziguinchor ak ñu ne pourquoi pas tey pour préparer deuil national boobu nga xamante ne suba lañ koy amal pourquoi pas ñaanal suñu mbokk yooyu noonu nga xamante ne jóge nañu fi ci loolu la ñu organiser wàccee kaamil mais aussi fàttewuñu suñu mbokk chrétiens yi. mu doon occasion pour étudiants yooyu lee ak ay représentants yu organisation de la société civile di lancer appel pour woote gouvernement Sénégal bi nga xam ne dañ ko exiger ouverture enquête indépendante pour rek mun a gis ñi nga xam ne ñoom ñooy auteur crime yooyu lee. di lancer benn alerte au gouvernement que lii nii bu mu amati en quelque sorte mais aussi surtout de situer les responsabilités. tey ñun li ñuy xaar ci gouvernement bi mooy fii ak 1 mois ñu xam kan moo def lan ak kan moo def lan c'est pas nag ñu toog seen dee yi naxasaay comme ni mu fi amee woon ci ay deewu camarade fii ci Sénégal li ko jëlee 2012 ba fi ñu toll tey du sax commencé 2012 mais depuis histoire du Sénégal ay doomu réew mi yàgg nañu di faatu ci front. mais après du mujjee fenn. si vendredi bi journée de deuil national dinañ ko def si Ziguinchor benn procession silencieuse la étudiants yi ak ñëpp ñi nga xam ne ànd nañ si la ñuy organiser étudiants yooyu di invité population yi ku nekk mu sol lu weex mu takk fulaar bu weex si buntu këram pour marquer journée boobule ñi exiger tamit ñoom étudiants yooyu le libération ñi nga xam ne jàpp nañ leen si manifestation yooyu le Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amadou Khalil Diémé dañ ñu toppal tey ji ci ngoon doxu ñaxtu boo xam ni waa Pastef bu Ziguinchor ak waa Bignona dinañu ko amal ci àjjuma ji wàcc ci mbedd mi li ñuy sàkku nag mooy ñuy tegoon loxo ci fitna yi amoon ci ay bis gee ñu génn ñu bàyyi leen ñibbi seeni kër boobule marché préfet ba nekkee ca diwaan ba toogal fa nguur gi nangu na ko ni dina jël ay kéemtalaay kàttanam ngir ñu aar leen ci kaaraange ñu génn wàcc waaye ñibbiwaat seen kër ci jàmm yaa ñu koy toppal xibaar yooyu nu mu gën a yaatoo ñu wax ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko ak beneen xibaar ginnaaw ba mu nekkee ab ancien major gendarmerie par ailleurs moo nekk tamit meeru Loro kii di Khadim Diop yëkkati na ay kàddoom ni ki yoroon boobule enquête gendarme boobu dañu ko war a teg ay daan ndax nag fi mu bokk mayu ko benn yoon mu yëkkati kàddoom di wax ak dossier lu mu mënti doon Omar Kayre moo teewoon ca ba ñuy daje ak taskatu xibaar yi. nekkoon fi major ci gendarmerie Khadim Diop di naqarlu taxawaayu capitaine Oumar Touré moom mi nga xam ne moo yore woon l'enquête bi jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr mu di nag comportement boo xamante ni honorewul benn yoon gendarmerie nationale bu ñu sukkandikoo ci Khadim Diop mi jàpp ne sax ay sanctions dafa war a am ci mbir mi. fuite yi mais il est à l'origine li ñuy wax ko wax feeñ loolu ba nekkee gendarmerie ba léegi musta am. donc moom il ne mérité wul sax di sol tenue bi gendarme. fii mu ne dana am ay sanctions disciplinaires ak tam ay des sanctions pénales. moom Khadim Diop mi rafetlu na tamit taxawaayu force de l'ordre yi keroog bi nga xam ne ndaw ñi ci biir réew mi ñoo ngi doon manifester terewul nag muy naqarlu bu baax ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan. sécurité de défense lu ñu war a saluer la lu ñu war a kañ la parce que ni ma gisee ci image yi. ay manifestants yi di leen heurter ñuy reculer dem ba nga xam ne gendarmerie dañ ne dañ escalader dugg foofa loolu moom ko xamul dara koy def parce que yooyu nag am na ci loo xam ne am na circonstances yoo xam ne bu ci nit àggee booba
mënees naa def usage des armes mais usage des armes c'est très exceptionnel parce que ils ont en face quand même seenu njaboot xam nga loolu c'est di def usage grenade sax ci ñoom dafay metti moom meeru Loro bi dellu siwaat ci discours bi nga xam ne njiital réew mi def na ko fu mu jàpp ne xel war na cee mën a dal. discours bu dal la bu responsable et puis wax naag tam xale yi annoncé na tam ay mesures yoo xam ne dana ko jël te yaakaar naa yooyu balaa yàgg dana am luñ ci gis léegi nag ay saccage yi bien ay pillage loolu dara mën ko justifier. ci discours Sonko ñaar laa ca jàpp bi muy ñaan rebelle MFDC yi nen nañ déposer les armes cesser les combats te yaakaar naa mën na ci ñoom dara loolu nag su amee dana nekk quand même lu baax ci réew mi beneen bi mooy bi muy wax ne di dalal nit ñi ne bu seen xel dem mukk naan dañuy jéem a dem pale pour ñu génn président li ci des yi muy waxaat yépp nag moom damaa yaakaar ne doon bëgg a fuural rek. Khadim Diop nag daal dinay woo tamit ndaw ñi ñu gën a ànd ak dal ak gën a xam cër ak rôle bi nga xam ne war nañ ko jouer ci biir réew mi. Oumar Kayre Louga Walfadjri. coalition citoyenne gontoon nañu démb ndaje ak taskatu xibaar yi di sàkkut ak ñi ñu teg loxo ci manifester yi amoon ndax dossier politique la ñu bàyyi la ñu ñibbi seeni kër Dame Mbodj ak ñu àndal ni lépp loo xam ne rek mooy ay ñaawteef la ñi ko def ba faat ay doomi aadama ñu teg leen daan waaye tamit ñi indi coono ci réew mi dañoo war a tekki sa ndombal tànk mbaa nguur gi tàqalikook ñoom ñu teewlu yenn ci seeni kàddu Mame Khady Diéry Fall moo ñu fa demaloon moo koy indaale. ñun dañuy sàkku ci nguur gi ak ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor yoon ci réew mi ñu def li nga xam ni mooy ñii ñu jàpp ci loo xam ni du dëgg jàpp leen ci sur du faux muy loo xam ni mën nañ ko wax ci olof ay nar la ñu delloo leen ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen njaboot. ñaareelu poñ bi mooy complot bii nga xam ni moom moo taal Sénégal ñi nga xam ni ñoo ko lal ñëpp dañ bëgg justice jàpp leen ñu topp leen ba pare tëj leen. ñuy sàkku ministre de l'intérieur ministre de la justice ak le préfet de Dakar ñoom ñëpp ñu tekki seen ndomboy tànk. bi ci topp mooy assemblée nationale bi nga xam ni ay dagu président de la république lañ lu mu leen indil ñu voté ko te askan wi fal leen ñu tas assemblée nationale bi 165 députés yi Sénégal soxla ko Sénégal réew mu ndaw la 70 députés rek doy na Sénégal ñu jël sénégalais yu am xam-xam ci fànn yu bëri jël leen fal leen député. ñi nga xam ni mooy samba boy yi nga xam ne ñoo jóg te professeur Cheikh Omar Diagne tuddee leen gétt gi maanaam ay mala sax ñoo leen gën ñu jël leen nguur gi nga xam ne moo yàq seen avenir ba kenn ci ñoom tekkiwul dara wëlbatiku jël leen fay leen pour ñuy wër réew mi di am ñu ñuy xoxatal ak di dem ay ñaaw téef ñu def une enquête contre X maanaam mooy ñu bind benn plainte boo xam ni dañ koy jagleel ñi nga xam ni ñoom ñoo faat xale yi. président Macky Sall dañu koy ñaan mu tekki ndongo tànkam balaa ñun ñu jóg di ko contraindre à ce que moom mu tekkil ko boppam ndaxte bu dul woon ñiy jóg def médiation kon tey jii du ko fekk ci boppu Sénégal. lii lañ demandé ñun la coalition le peuple bu ñu bëggee jàmm nañu autoriser nañu wax préfet Dakar mu autoriser ko ci jàmm bu ko defee yëf yi mën a jur jàmm. Ousmane Sonko laay waxal ñun ànduñu ñun faruñoo benn parti politique ñun ànduñoo benn parti politique bokkuñu benn parti politique. principe ak idéologie projet bi mu yor loolu lañu adhéré di ko défendre depuis boobu ñu bëri sax comprendre guñ ñu koy défendre gëm ko te moom lañu gëm ba tey mais dañ koy wax lu leer ne ko combat bi moom taxul ñu jug bi ñu jug xamuñu ko kon moom warul téye suñu combat dañ koy wax ni ko na génn def déclaration woo Sénégal yépp ñu daje Obélix samedi ba pare ñun dañuy continuer combat ñu des ci boobule dossier ndax Maître El Hadji Diouf nee na dina yóbbu kii di Ousmane Sonko fa mbaxana doone benn ginnaaw ba mu jàppee ni këram ga ñu yàqaate jël fa la fa nekkoon lépp dañ koo bëggoon a faat kon nag plainte boobee dina ko yóbbu démb la doon daje ak taskatu xibaar yi teewlu nañu ko ci xibaar yi weesu ak Milène Aminata Samb ñu wax ci koppar yi nga xam ne njiitu réew mi digg na ko ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ngir na xeex ñàkkum xëy ci ndaw yi tasaare na ko ci ñetti at atum 2021 2022 ba ca 2023 yenn ci ndaw yi jot nañ cee jukki seeni xalaat reportage yu aji ndeyku na cee la
lu mat ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk millions moom la nguur gi tekk ngir mën a jàppale ndaw yi ñu mën am ab xëy ci conseil des ministres bi ñu amal ci àllarba gi lañ ko xamle kuréel gi di conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes di niroog ndàmpaay ci li fi jot a xew ay fan yu néew. Macky Sall ça fait depuis 2012 ba léegi ay promesses lay joxe quoi en fait créé na fi ay FNPG yi ay DER beneen bi. ANPEJ pour jeunesse bi mais soo gisee problème emploi ba léegi mi ngi fi ba tey jógu fi boo gisee tey li xew avant-hier manifestation yu ngi doon gis presque jeunes yu amul liggéey ñoo fi nekk ba léegi kon c'est des promesses yoo xam ne tout le temps daf koy wax te duñ ko respecté xam nga ndaxte bu fekkee dañu bëgg a financer jeunes yi ñu liggéey mais déjà am na ay jeunes yoo xam ne créé nañ dara ba pare boo demee fii côté Tilène am na ñuy defar ay dàll mécaniciens yi ngi fi menuisiers yi ñu ngi fi. C'est très simple fekk leen ñoom ci lu ñu nekk nga accompagner leen ñoom ñu employé yeneen jeunes yi c'est très simple déjà am na ñoo xam ne teg nañ dara soo bëggee financer jeunes yi doo dem fekk koo xam ne amul benn diplôme amul benn formation nga ñëw di ko financer da ngay dem financer ñi nga xam ne teg nañ dara ñoo ñu employé jeunes yi c'est très simple. Amadou Boy Seck jàpp ni lii de waruñu ko politiquer. Le budget qui a été débloqué. man dama jàpp ni nguur gi warul jël organe bi di ko politiquer ndax gis ngeen yeneen yu fi jot a jaar yëpp doxewul kon nu ko askan wi bëggee nañ ko nasaxal te loolu amul jeunesse bi njëriñ ngir ñu am xëy. Ne pas être politisé parce que nous avons remarqué dans d'autres instances qui ont été créées dans d'autres directions et agences que certains fonds sont alloués à une clientèle politique. ngir mu mën a mucc Madina Dieng di xamle ne. agence yi mu créé en fait waroon na gën a mën a accessible ci jeunes yi mais il faut ñu ne il faut nga créer benn projet boo xam ne day bancable imposer la ay documents yoo xam ne la plupart fii secteur informel moo fi nekk ñu bëri boo leen dugalee si domaine ut ay papiers sax dañu am problème mënoon nañ créer ay agences yoo xam ne lu simple lay nekk ku nekk domaine bu nga nekk ñu fekk la fa accompagner la mu nekk lu simple. Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes di lu ñëw dooleeku ci luy utal ndaw yi xëy ak tàggat leen lu ci ëpp ci ñoom yaakaar ni dana doon ab saafara ci seen ñàkkub xëy te bañ a doon waxi Mali Foro. ci àjjuma ji ñu tamit di màggal ci àdduna wërngal képp bis bi ñu jagleel wala internet ak gàllankoor yi ñuy def askan bi la ñu bëgg ci xibaar yëpp ñu am luñ tey segg am na nag ñu jóg ngir xeex ko kuréel googee ko jiite Ndiaga Gueye lay wuyoo di bu ñu moytul Sénégal segg bi ak raxas bi dina fi bari lool deewlu na ci micro Njëkke Mbay mooy ndey xibaaram. waaw suba mooy bés bi nga xam ne moom lañu jageel ñëpp ñi nga xam ne ànduñu si xarale yu bees yi ñu koy tuddee internet ak réseaux sociaux ñu leen di couper wala ñu leen di ñàkk donc bés la boo xam ne bu am solo la boo xam ne dañ ko war a jëfandikoo pour wane ne kat dagg internet bi ñàkk internet bi ni muy doxee nekkul lu baax ci askan yi nekkul lu baax ci démocratie. seetloo ci janvier 2019 Sénégal waxoon na ne kat ñoom dañu bëgg indi ay jumtukaay di ñàkk ni internet bi doxee pour xeex terrorisme mooy ñi woy fipp yi di jël ngàndaay di rey nit ñi boo ko seetloo ci fan yi ci ginnaaw aussi wax nañ ñu ne bi ci kuréelu gouvernement bi ñuy gisee daan ne kat ñoom dañ fi bëgg indi ay jumtukaay yu bees pour ñàkk ni internet bi doxee pour di càmbar ni internet bi doxee. pour xeex loolu yomb na mooy da ngay sukkandiku ci ñoom li ñuy wax pour justifier jumtukaay yooyu ñu fi bëgg a indi donc li koy wane mooy wane ne que ñoom lii ñuy wax pour mën a indi jumtukaay li ñuy wax wekkuñ ko fenn ay waxi kasaw la rek mooy ko dañ koy wax rek pour mën a jàllale seen loi bi te nit ñuy def mooy jàllale ko foo xam ne képp ku ko dégg di nga ne kat lii kat ànd naa si moo di ne dañ koy def kat pour xeex wax ju ñaaw xam nga loolu ku ko dégg da nga naa lii kat lu baax la mais dama ne àdduna bii ñu nekk bés bu ne nga gis kenn kuy wax lu ñaaw ek na tax ñu ne Sénégal lañ leen di ñàkk dootuñ génn dootuñu wax donc c'est pas parce que benn Sénégalais mi ngi si internet bi du wax ju ñaaw kat ñu ne léegi dañuy ñàkk ni internet bi doxee sàmm ni Sénégalais yi ñuy doxalee si internet bi moo tax ma ne donc ñoom firnde yi ñu bëgg indi